ndeysaan ça va bien. yaay ñoom la ñu àndal di liggéey bu rafet kon nag li ci des rek ma di leen ñaaxaat ne ku ne xam na ne lépp Alioune Badara wax sànq ku la jox ndékki jox la añ bu la diggee reer nga xaar ko président Cheikh Issa mi dañ koo yaakaar ci dëkk bi surtout nag ñun waa Médine bu ngeen demee marché taxi yi ñaar téeméer bu ngeen ko fay duñu leen indi dañaan da ngeen bari suuf kon nag ñun dañoo yaakaar moom mii mooy suñu solution pour mu jël mairie bi bu ëllëgee li ñu bëgg si suñu gox yëpp ñu mën koo am li ko koy may nag mooy ñu ànd booloo doon benn defal suñuy carte d'identité taxaw suñuy carte électeur am suñu fulaak suñu fayda ndax nag juróomi at boobaak léegi moom lañu gis Cheikh Issa lañu gis juróomi at yi mu ngi suñu doom yi mu ngi ci jigéen ñi mu ngi ci ñëpp te bàyyiwul ba élection jot mu ñëw dajale fukki 50 femmes laaj leen seen carte d'identité jox leen 200000 amul jot boobu moo ne sax nag amaana carte ñii fi toog ñi fi Cheikh Issa ku utal carte d'identité bari na xam naa ci dara yéen ñi dafa jaar ci madame Sylla taxul na mu xam sax seen numéro carte d'identité soxlawu ko ndax dafay def te yàlla tax ñiy xaar ba élection jot ñu ñëw dajale jigéen ñi foo ne mën nañ leen ndax jox leen 200000 waaw jigéen ñi dañ koy jël lekk ko doole suñuy keesi Cheikh Issa bu ñu paree nag am suñu fula am suñu fayda xam ne kii la ñuy gis le premier moom la ñuy gis ba le 31 daw ñu làqatuwul boo ñëwee fi fekk ko fi boo ko fi fekku responsable am bu la gën a jege boo ne ko Cheikh Issa mu ne kar wool la ko nga wax ko sa soxla dina ko faj te doo ko teg bët kon nag loolu mooy li ñu leen di bàyyee xel ngeen daas seen arme ngeen yor mooy seen i carte téye leen ko te xaar président Cheikh Issa mii di kontaan torop ci jotaayu tey bi parce que nag maa ngi jiital nuyoo bi ci Cheikh Issa Sall sama doom depuis référendum la ba léegi du tey depuis référendum maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu nag mbootaayu Cheikh Issa Sall mbootaayu Cheikh Issa Sall maa ngi ciy jiital Xaalis Jaañ madame Sylla di ci teg nag tous les membres ñu xale yu neex a àndal liggéey xale yu jub xale yoo xam ne xamuñu ndëgg sarax xamuñu benn triant ci li ñuy def ndaxte mbootaay gi bañ ko sampee ba léegi ñëpp a ci yem ay droit ñëpp ñoo ci yem ay droit ñuy gërëm ñëpp nag di sant ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm li naay wax léegi dëgg la saa yu ma taseeg naay dama ko naan ana Cheikh Issa Sall mbuur namm nañ la mbuur namm nañ Cheikh Issa Sall saa yu ma taseeg naay dama ko ku ma taseel ci mbuur loolu laa koy wax bépp responsable dama ko naan ana Cheikh Issa Sall ndax ba nga duggee ci dëkk bi ba léegi gis nañ li ngay liggéey gis nañ li ngay def yaa ngi ci école yi yaa ma ne terrain école bële booru géej école géej bee ba mur ba daanoo yaa ko tabax boobu man maa ngi dëkk Grand Mbour ku romb da daan fii de Cheikh Issa mooy defar mur bi te loolu yàgg na de waaye ba léegi nit ñi dañ koy wax looloo ci gën a tuuti. ñun namuñu dara am junni man ba ma la amee ba tey man namuñu dara Cheikh Issa naa ma rey man bëgg naa la naa ma rey. asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp suñu nuyoo nag ñu koy yëkkati rek di ko teg ci loxoy président Cheikh Issa Sall mii toog muy suñu kilifa di suñu mentor di suñu référence ci waar wi ñu nekk donc nuyoo boobu bu ñu ko yëkkatee teg ko ci loxoy
président Cheikh Issa Sall waa comité waa mouvement am dem yëpp jot ci di geesu suñu présidente Caroline Gassama mii nga xamante ne moo fi toogal kulli jigéenu am dem ci département de Mbour ñu ngi koy beral nuyoo moom itam waaye nag bu ma nee gees lii toog yëpp di comité Médine lycée technique du ñu ko comité Médine lycée technique bay dëkk ñoo fi daje pàcc nag ñu jógee doore ko Médine extension ba lycée technique ñu yàgg comme ni ko xaalis waxe rek liggéey ci ngor ci teggin ci sutura ñu jànge lool ci président Cheikh Issa ànd boobu muy wax mbagg ak mbagg kenn bañ a nax sa morom ci noonu la ñu nekkee di liggéey ngir développement de Mbour. waaye nag tey jii bu demee ba ñu toll fii mu woote tey ku ne xam na ne bisu ñaaxante bisu nemmeekonte la loolu la woote tey ñaaxante ngir lan kii dafa yàgg jàppale Mbour ñun nag ay gune lañu waaye yu ànd ak seeni xel ñun leketu kese yëkkatiwuñu dañu xam li ko tax a jóg moo tax ñu bàyyi suñuy yitte suñuy jot suñuy njaboot suñuy lépp ànd ak moom ci loolu ko ci te ndax bu sottee Mbour gépp a ciy gis boppam Cheikh Issa jógul pour def politique politicienne ma bamtu ko waat man rusuma tey ñeen yi naan du ma rusuma ne damay politique parce que politique bi mooy politique bu noble la ñëw defar suñu Mbour bi te dafa toll nag ci ñu defar dëkk bi Mbour feebar na xool leen Malicounda xool leen Sandiara xool leen Saly dëkk yooyu yëpp ñu ngi jóg ñu bàyyi Mbour muy suux ñu am un leader digne de ce nom mu taxaw tey jii bëgg a rijjanti feebaru Mbour boobu ngor loolu la ñu ànd ak président Cheikh Issa parce que man ñun waa comité Médine rus nañu ànd ak suñu kilifa yii ñoom maire Fatma Diop ñii ñoom maire si ñii ñoom maire taluñu loolu kurus boo demee seen kër yi da ngay rus da nga leen fekk ñu yor di wird da nga leen di xaar ba ñu pare rus nga yëkkati mag yooyu ci ay nax sax xandang donc encore une fois ñu ngi leen di jéggalu mais ñu leen di xam ne lii bu sottee xaw ma ñu fekke ko ñu bañ ko fekkee mais njeexital gi suñuy njaboot dinañ ko fekke ëllëg sa te ñu ngi ñaan yàlla ngeen fekke lool président Cheikh Issa naxul kenn ànd ak moom ci dëgg ak fulla ak fayda kenn du ko chantage ci dara xam naa lool ci moom ku ko jege ku ne xam nga lool ci moom wante président ñu xamal la ne jigéen ñi ay jigéen ñi jàmbaari faq tëdd ñoo nekk nii ay liggéeykat ñoo ngi nekk nii fajar la ñuy yeew ñii ñu nga jëm ca tefes ba ñii ñu nga jëm sa marché ba wala seeni dërëm di ci suturlu tey ñii ñoo yore kër yi tey jigéen ñi nga toog ku ci nekk dañoo yore seeni kër di doon ay porteur de voix tey koo ci yëkkati ñun dañu jël comité bi li xaalis mbootaay yi leen seen ñi leen di représenté yóbbu tey ñii dañoo bàyyi seen natt ña ca des ñu ngay natt ñoom merci tey maire Fatma bi muy jóg waa mbootaay maam Jaaru bu sa góor ak jigéen dañoo daje ne ko boo demee neel Cheikh Issa ñun de waa maam Jaaru bu sa góor ak jigéen ñu ngi ci ginnaawam di ko jàppale donc ak ñeent mbootaayu ñoom nday wañ weeg ñëpp ba ci lycée technique ku ci nekk porteuse de voix nga am na ñu nekk si grave donc ñi leen représenté ñoo teg stade parce que xajuñu fii ñi lay waxal xam ma ñu bëgg nag nga bàyyi xel bàyyeeti xel bàyyi na leen xel de Cheikh Issa li muy def da ngay rus ma damay rus sax ñëw di ko demander service parce que ci service askan wi la dëkk damay rus ñëw di ko demander service ndax Cheikh Issa gu matin midi soir mu ngi ci Cheikh soxlay waa Mbour wante jàmbaari fakk tëgg yii nga xamante ne lu ñu am ca kër ga la ñuy yóbbu ñenn yu yóbbante ma ci yow ne boo ñu demee nee leen Cheikh Issa c'est vrai ñu ngi yor suñuy mbootaay ñu ngi dajale suñu dërëm waaye xamuñu après luñ koy def dañoo bëgg su fekkee comme ni muy jëlee Ndakaaru wala faneen di indi di kii nañu jàppale ci ay formation loolu yóbbante jigéen ñi la te yóbbante àq la fale ko ma wax la ko yóbbante àq la moo tax ma yeggee la ko donc ñu ngi sant di gërëm ñëpp di jéggalu ñëpp vraiment am nañ sa contentement ñuy wax ne comme ni ko ñëpp waxee kii li mu soxla ñëpp xam nañ ko li Mbour soxla la bëgg mooy jël Mbour mi defar ko ñoo yàgg nañ cee liggéey mais nañ ci gën a taxaw fexe élection yii di ñëw kii fi nekk deful dindiwul ñu ne ko fi déjë teg doomu Mbour bi nga xam ne
dafa boole fulla fayda patriotisme ak compétence ñu fal ko fii mu soppi suñu dëkk bi ci anam ñu ko bëggee maa ngi jéggalu ci weeru koor gi ñu dugg di ñaan yàlla may ñu fekkee ko te yàlla nangul ñu di leen jéggalu nag ndax toogaay bi xam naa ne moom yàgg na moom ñun ñëpp sonn nañ te ci weeru koor lañ ne waaye damay wax ne madame Sylla ñu ngi lay sant di la gërëm mbootaay bi ñoo ma ko wax ne nañ la sant gërëm la ndax tey jii bu ñu xamee Cheikh Issa yow yaa tax waaye li ñuy wax li waxaat bari wax ngeen lépp yéen mais li ma leen ci dolli mooy dama naan ndokk Cheikh Issa bi nga xalaatee askan wi ba nga jotagul dara ndax fii kenn nelawatul ñëpp yeewu nañ ku ñëw dinañ ànd ak yow waaye xam nañ ne promesse moo fi gën a bari waaye yow dañ laa gis ba nga jotagul dara kon tey jii boo taxawee boo toogoon di nelaw sax ñii nelawatuñu xam nañ kan mooy Cheikh Issa ndax koñ boo dugg xale yu tuuti sax xam nañ kuy Cheikh Issa Sall léegi nag li ci des mooy ñun nous sommes engagés ndax koo àndal rek mu ànd ak yow koo fekk ci ay jafe-jafeem bu ëllëgee dina la bàyyi xel te yow danga ñoo fekk ci suñuy jafe-jafe ñëpp xam nañ la wax dëgg yàlla li ngeen wax nii ngeen ne bu neexoon mu toog xaar ba mu xamante moom la soxla loolu sénégalais yëpp léegi yeewu nañ ci xam nañ ne politiciens yi dañuy xaar ba soxla doog a ñëw loolu ñun pare nañ ku ñëw dinañ la wuyu waaye boo demee ñu ne la cam la ñuy wax loo andi nag dinañ lekk waaye boo demee ñu ne cam ndokk ay boo toogoon xaar ba nga soxla nga doog a ñëw man de duma la faale ndax loolu dafa jeex Sénégal dañoo sonn ñun jigéen dañoo sonn dañoo utiliser ba ñu jeexal tàkk ñun ñëpp jeexal nañ tàkk kaar yi ñoo ko feesal meeting yi ñun ñoo ko feesal te bu paree ku nekk la nga yóbbu sa kër yaay daw dem wuti ko ñun dañoo doyal ci loolu ku nekk la ngay wut sa kër boo dawul dem ca marché ba wala nga daw dem tefes doo ko am benn politicien jàppaletuñu dañuy dig rek duñu dig rek Cheikh Issa nag li tax ma taxaw fii ñu taxaw fii di wax man du ma jël parole pour rien du tout su ma jëlee parole di wax dafa am fu ma ko teg sama bàmmeel laay taxaw doo ma fa fekk keneen du ma fa fekk waaye boo ñu ko defalul woon duñ ko wax xalaatuma ko sax aw ma boobu jot xaw ma kañ laa gëj a jël parole ci lu mel ni di wax tey su ma taxawee di ko wax dama koo sañ a wax ndax sama kaw bàmmeel laa taxaw soo ko deful woon du ma ko wax su ma ko gisul woon du ma ko wax waaye mbuur gi ñëpp xam nañ kan mooy Cheikh Issa Sall li ma wax ma ne ñi nga xamante ne dañuy toog xaar ba soxla doog a dem wuy ji dem si askan bi di leen wër jaru ko seul le travail paye fii ku fi liggéey rek di nga fay yeeku ku fi liggéeyul nag ñu tàccu la waaye bu voté jotee ñun ñooy voté dafatuñu en tout cas mbootaayu maire si laa doon waxal ak maire Fatma Diop daayiraam ñoom ñii ñëpp ñoo bokk ñu nag Abou Sow ñoo bokk benn koñ xam nañ la xàmmee nañ la dem nañ ci yeneeni koñ fekk leen ci seeni mobilisation gis nañ ni nga ñëwee foofu bu bokkut ak suñu koñ donc xam nañ ne yaa ngi ñëw ci askan bi kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax ne ñu ngi seen ginnaaw dañuy bañ a guddal comme ñeneen dañoo war a jël parole jërëjëf. waaw kon ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax ni kàddu yi du gudd xëy na sunu baat demewul noonu waaye daal mbooloo mu mel ni bu ñu fekkee foog ñu sànni ci rek kàddu nuyoo ak nit ñi wax ni namoon nañ leen yéen ñëpp ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm ñoo ngi leen di ñaanal yàlla nañ ko koor gi ñu koor ko ci jàmm yeggale ko ci jàmm may wax ni daal nii ngeen def nii rek la sëñ Mansour nee na jigéen yéenay kirij nag oto bu nar a daanu moom moo koy téye noonu nag yàlla na ngeen lu téye ba doonu daanu ñoo ngi leen koy ñaan ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di wax ne wax dëgg yàlla sunu xol sedd na parce que bu comité Médine Liberté lycée technique bay dëkk bu ñu wootee ngeen mobiliser mbooloo mu toll nii taxaw ci ginnaaw madame Sylla ak xaalis wax dëgg yàlla kon sunu xol day sedd nun góor ñi wax dëgg yàlla te nee dañoo coppati comme dégg nga ko bokk ndax koor gi ak 17 avril bii nga xam ne moo xew tey fële suñu koñ kon ñu wax ni ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm ñoo ngi leen di ñaanal yàlla ni fii ngeen teg seen loxo nag foofu la dof nit ñi kenn dofatu comme ni ko soxna si waxee léegi bu leen bàyyi ba ginnaaw suba ñëw nit ñëw di jënd seen juróomi at ci genn wàllu saakub ceeb loolu li ngeen ci bàyyi xel baax bu leen kenn naxe moom sax jeex na naxe moom jeex na ci réew mi ñëpp yeewu nañu léegi ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax Cheikh li nga bëgg yàlla ko xam yàlla na yàlla defal la ko yàlla na nga jot maire bi ci jàmm ak sam seen seddu guy nga ànd ko ñi ngi ko war a àndal ñëpp yàlla bu kenn manqué ñuy sant ñëpp nag di gërëm ñëpp fi may daaneel sama kàddu nag dinaa am lu ndaw lu ma ci rax mañak mi ak mbokki jigéenam yii mu àndal
jógee ca bay dëkk di nga xam ne ñoo àndandoon am fu ñu jógee ñëw ci ñun dañoo am programme le 25 dimanche bi ñëw bu dellusee ñun yow lañ ko bëgg a tuddee muy conférence yaakaar naa soxna saa ngi nii ana kii bi waaw dañ ko doon wër yàlla def ñu gis ko kii meeting bi amoon fee ñu ne ko jàpp nañ la te dootuñu la baax incha allah patronage bi laa ko indi nii dimanche bii di ñëw bu suba bu stop incha allah la bu neexee yàlla ok merci sëñ waaw kon ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah tamit wóolu nañ ma gëstuñ ma am ñu ci leen ñuy wax léegi nag Cheikh Issa Sall mi ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax ban mun maa wax si mbooloo di ñaan yàlla rek li ñu bëgg yal nañu ko yàlla defal ñu teg ko si meeru Mbour bii mu liggéeyal ñu dëkk bi ndax war rek lañ bëgg te yàlla dimbali lii ñu def jiite ko ba fi na nekk di kenn ku ne yaa ngi say gis sa bopp ndax fukki fan ak juróom yi ne rek kenn ku ne yaa ngi say gis sa bopp te yàlla xaas jaañ mii nag ndax moom tam ndax ba ñëwee Kébé dama ni man moom politique dama koo ba ndax naxa yi dafa bëri mu woo ma ba ma ñëw mu ne ma lii ma lay wax dama xool nag tegal sama bopp sama bët mu doy ma ñi ma àndal ñëpp tamit loolu doy leen ma leen nag kon nag yàlla nañu yàlla jàppale yàlla may ñu wér may ñu gudd fan ba li ñu bëgg ñu am ko ci moom ci barke Seydina Mouhamed. ku nekk respecté sa kàddu te lépp nag ñu jël ko def ko ci benn objectif rek mooy fexe ba sunu Mbour gi nekk Mbour gi ñu bëgg ñun ñëpp Mbour gi jariñ ñi ko dëkkee Mbour gi jariñ jigéen ñi Mbour gi jariñ ndaw ñi Mbour gi nga xam ne sunu doom yi ko war a dëkkee ëllëg bu ñëwee dinañ fi fekk dëkk bu baax dëkk boo xam ne ku bëgg a jàng di nga jàng ci école yu baax ku feebar waja faju di nga faju ci structure sanitaire yu baax ku yor oto di nga ko dawal ci tali bu baax ku bëgg a déplacé wu tamit di nga fi fekk benn système transport urbain bu baax dëkk yëpp yu baax yëpp loolu lañ am te ñun Mbour nag dañoo jamono dafa toll foo xam ne Mbour dafa war a am ci lépp loo xam ne lu baax la ci Sénégal wala ci àdduna bi loolu mooy li nga xam ne moo tënk suñu ànd bi te incha allah ci loolu rek la ñuy nekk dëkk yi nag kenn da koo mënula defal te jiitaloo jigéen ñi moo tax biñ ne dañuy remobiliser wu ñu jiital jigéen ñi ñu ne dañuy def chaque samedi ñu recevoir quartier bu nekk mbootaay ya fa nekk ak cellule ya fa nekk mais surtout nag ñu jiital ci jigéen ñi moo tax boo gisee seen cellule Médine Liberté bay dëkk lycée technique bi boo gisee tey jii jigéen ñi ñoom ñoo fi nekk comme ni ko Xaas Jaañ waxee dañoo jël rek cellule bu nekk wala ruq bu nekk wala mbootaay bu nekk ñu jël fa ñaar nit ñetti nit ñoo xam ne ñoom ñooy représenté ñi des ñëpp waaye message bi daal mooy dañoo bëggoon lañ nekkoon rek ñu continuer si ñu ngi si woon sax waaye ak mbas mi am na neneen nuñ ko doon defee ba nga xam ne daje yu mel ni daawul am te daje yu mel ni dafa war a am nag parce que dañu war di gisante di fas li ñuy fas ku nekk xam ne sa moroom mu ngi lay bàyyi xel ba ñu jëm nag fa nga xam ne fa lañ bëgg a jëm ñun ñëpp mooy fexe ba Mbour xar kanam soppeeku actuellement ñiy jóg bëri na de ñi nga xam ne ñu ngi jóg di dugg ci quartier yi commencé na bëri waaye il faut que nit ñi bàyyi xel ci ñaari mbir ñooñu di jóg ñëpp am na ñoo xam ne maire bi lañ bëgg am na ñoo xam ne nag Mbour lañ bëgg il faut que ñu xam ñan ñoo bëgg a Mbour ak ñan ñoo bëgg a maire bi ñun bi ñu jógee ba tey xooluñu veille élection xooluñu après élection dañuy dem di dugg ci askan wi lépp luñ man pour le moment ci xam-xam ci am-am ci man-man ci alal ci relation lépp luñ am rek ñu def ko ci ndab di ko xëpp ci soxla waa Mbour kon ñun de mën nañ wax ne ci ñi bëgg a Mbour ci lañ bokk ñu bàyyi xel loolu bu baax ñi nga xam ne nag maire bi lañ bëgg bu ñëwee ñu xam ne ñii kat maire bi lañ bëgg ñu traité leen comme ku bëgg a maire bi rek nun la war a traité te ñu bàyyi xel ne bi gën a wóor daal mooy ñi nga xam ne dañoo bëgg a Mbour bëgg waa Mbour bëgg a développement Mbour donc loolu différence boobu laa bëggoon ñu bàyyi ko xel bu baax si actuellement ñi nga xam ne ñu ngi jóg di dugg si quartier yi ñu mën leen a vraiment sérieux bu baax xam ñan ñoo fi doon nekk ak waa Mbour yi si ba mu méttee
ñan ñooy nekk ak ñoom si bu mu neexee ñan ñooy jàppale jigéen ñi ñan ñooy jàppale ndaw yi ñan ñooy jàppale école yi ñan ñooy jàppale njàng mi ak faju mi te xooluñ si élection xooluñ si ak pal xooluñ si seen intérêt personnel mais dañ koy def parce que dañoo dëkk si dëkk bi bugg dëkk bi bokk si dëkk yi gën a développé si Sénégal beneen bi si topp nag mooy sunu mouvement bi dafa am kun ko bàyyee la muy président Macky Sall nañu ubbi suñuy bët ñu xool bu baax dafa am benn góor mu ne ma sëñ Abdou Lahad nee na ku la defal loo xam ne ni foo tourné sa bët tegu si da nga war a def foo toog di ko wax ba nopp yëpp di ko dégg te président Macky Sall na bourse familiale yi def na ko ba bët yëpp gis ko waaw autoroute à péage bi def na ko ba bët yëpp tegu si waa Liberté def naa fi mu nekk nii tali bi gën a bees ci Sénégal yéen a ko yor waaw mool yi subvention moteur de pêche yi ku jënd moteur de pêche mu defal la 1 million loolu defe naa bët tegu na si zone industrielle bu Sandiara baa ngi nii waa Sandiara a ngi fay liggéey waaye Mbour tamit ñu ngi fay liggéey Pointe Sarène na ngi fi léegi mu pare station balnéaire bu Saly bi presque dee woon na waaye léegi plage yëpp defaraat nañ ko ba nit ñaa ngi fay liggéey tourisme bi mu ngi jógaat coupure courant Sénégal fàtte na ko léegi kenn nekkatul sax di xalaat tey jii lii may def bala maa àgg ndax bala maa pare ndax dina àggam déet ndax coupure courant jóge na Sénégal te loolu ba tegu na si kon war nañ nag ñun ñi nga xam ne nag ñun ñoo fekke loolu gis ko ak suñu bët ñu war di ko wax ba muy toq si nopp yëpp muy ne président Macky Sall li mu warloo woon ak askan wi mu ngi si te def na si lu wees suñu njët beneen bi si topp mooy ñun responsable politique yi ni ñu mën a jàppalee président Macky Sall benn rek la mooy lii dem si askan wi mënuñoo jàppale président Macky Sall su fekkee dañoo tëj suñuy kër yi mënuñoo jàppale président Macky Sall bu fekkee ne bu ñu nit ñi soxlaawee duñ ñu jot wala duñ ñu gis mënuñoo jàppale président Macky Sall bu fekkee ne nit ki bu amee ordonnance am xamoo ko bu amee dëjëm yëguloo ko bu amee ngéntam toppatoowoo ko loolu kenn mënul ne yaa ngi jàppale président Macky Sall te loolu doo ko bàyyi xel donc li may ñaan sama mbokk responsable yi nga xam ne président Macky Sall moom lañ fi taxawal mooy nañuy wàcc si askan wi nañuy dem si askan wi nañuy gisante ak askan wi nañuy bokk ak askan wi seen i naqar ak seen i bànneex parce que président Macky Sall mënul nekk si ginnaaw Sénégalais bu nekk mais comme am na ay représentants si gox bu nekk représentants yooyu nañ wàcc si terrain bi jege askan wi wax ak askan wi wax ak jigéen ñi jàppale leen si luñ mën jàppale xale yi jàppale njàng mi def naa loolu bu ko ñëpp defee président Macky Sall dina nekk fépp te lépp lu mu bëgg incha allah dina si am ndam ñun de suñu jàppale ak président Macky Sall option boobu lañ ci jël mooy fu mu mënula teew ñu teewal ko fa lu mu war a def ñu defal ko ko fu mu oote ñu jiitu fa lu mu joxoñ ñu jiitu fa ñii fi toog nii ñëpp nag si njaboot président Macky Sall lañ ñun ñëpp ay sénégalais ak ay sénégalaises lañ yàlla def na président Macky Sall la fi yàlla teg mu jiitañu te jiitañu nag si nu mu gën a rafetee kon nañ bàyyi xel loolu tamit bu baax nekk ci ginnaawam jàppale ko fu mu joxoñ ñu jiitu ko fa parce que li ko tax a jóg yëpp mooy nu mu fexee ba en 2035 Sénégal bokk si dëkk yi gën a développé samedi bii passé lañ dajale jeunes yi Coco Beach ñu indi expert bu mag muy wax ci opportunité yi nga xam ne pétrole ak gaz bi nga xam ne moo feeñ ci Sénégal te bande yi ñu gën a jege nekk Sangomar fi à 100 kilomètres muy wax jeunesse bi ak Sénégal naka la si mën a profité wooye pour que Sénégal dans quelques années mu bokk ci pays yi gën a développé yi mel ni Dubaï ak Qatar te loolu lu mën a nekk la naka jeunes yi ak xale yi yëpp bàyyi xel moo tax ñuy insister tamit ci njàng mi parce que développement tamit xam-xam da koy lal xam-xam da koy taawu moo tax ñun boo gisee am dem suñu investissement li ci ëpp ñu orienté ko ci xale yi dañoo bëgg fii ci kanam tuuti rek Mbour bokk ci dëkk yi gën a bëri ay cadre yooyu bokk ci cadre yi nga xam ne ñooy porter développement ak émergence du Sénégal
ñun sunu liggéey nekkul liggéeyu pour élection bii di ñëw ñun dañuy liggéeyal génération bii di ñëw dañoo bëgg génération de Mbuurwaa bii di ñëw nekk génération de qualité génération de capacité génération bu ambitieuse boo xam ne day bëgg a jël dëkk bi yóbbu ko ci dëkk yu gën a baax ci àdduna bi fa ñu nekk day bokk génération bi nga xam ne dañuy bokk génération bi nga xam ne Sénégal day compter ci ñoom pour porter développement bi loolu moo tax ñun toujours éducation santé ak environnement moom lañ gën a fonk bi ci topp nag mooy ko xam nañ ne jigéen ñi ci loolu ñu bëgg noonu ci sunu xale yi jigéen ñee ci man góor ñi moo tax tamit ñu bëgg a ànd ak jigéen ñi ànd ak seen mbootaay yi jàppale leen may nit ki jën jàngal ko nu muy nappe moo ko gën foofu wax nañ fi branchement sociaux yi ndox bi ñu ngi koy dugal pareeguñu ñu ngi dugal chaque année rek ñu ngi toppatoo ay kilomètres ndox di ko dugal ci quartier yi parce que Mbour nag dafa fekk bi ñëw commencé lii ñuy def nii dañ fekkoon mu am manque bu yaatu sax ci wàllu ndox ñu ngi dugal ay kilomètres ndox nag ba tey ji pareegul ñu ngi ñaan yàlla mu may ñu capacité wu fii ak lu soriwul rek Mbour kenn dootu fi wax waxi ndox beneen bi ci topp mooy président Macky Sall ku déglu conseil des ministres yi passé wax na nañu jël presque 60 000 branchements sociaux ñu may ko dëkk yëpp ñun tamit suñu taxawaay mooy ñu fexe ba 60 000 branchements sociaux yooyu Mbour gën see bëri le donc incha allah dinañ fexe ba branchements sociaux yi dugg ci biir quartier yi ku nekk am cérémonie président Macky Sall génn na 450 milliards yoo xam ne pour 3 ans yi di ñëw chaque année dina jël 150 milliards dugal ko ci femmes yi ak jeunes yi seen wàllu formation ak financement yi loolu incha allah au niveau de notre siège fële dinañ fa def benn équipe boo xam ne jox leen ay ordinateur ak connexion internet bu am doole ku ñëw ñu bindal la projet bu ko defee jigéenu Mbour ak jeune Mbour bokk ci ñi nga xam ne ñooy capter ci financement yooyu li ci gën a bëri bu ko defee ñu am sunu liggéey ñu mën ko accélérer bu gën ko renforcer. maa ngi wax ak léegi président moo Diop parce que am na yu ñu defoon ak 3FPT ñu mayoon ñu ay financement yu bëri pour formation wu jigéen ñi maa ngi wax ak moom léegi ne ko nañ defaat ci projet yooyu lu bëri yàlla def tamit présidente Caroline Gassame bi nga xam ne mooy présidente femme yi moom ak ki nga xam ne moom la fi 3FPT yónni woon samedi bi passé pour mu waxtaan ak jeunesse bi am nañ ay kóllëre gu yàgg moom tamit mu ngi dox lu mel noonu dañ bëgg a boole loolu yëpp ñu déplacé wu dem ba 3FPT tegal leen ko bu ko defee ñu yaatal formation wu jigéen ñi ku nekk métier mi nga bëgg ku nekk spécialisation bi nga bëgg ñu defal la ci formation te doo fay dara loolu buñ ko boolee nag financement yi nga xam ne ñu ngi koy defagum te xeeb ko lool tey ñaan yàlla may ñu possibilité wu ci kanam tuuti rek ñu gën ko mën a yaatal gën ko mën a renforcer defe naa ne yàlla mën nañu dimbali ba li ñu bëgg suñu dëkk bi yàlla defal ñu ko donc loolu mooy message bi di leen wax ne daal kontaan nañ bu baax ci daje bi ak ci gise bi loolu ñu doon def ci mbootaay dañ koy gën a continuer rek incha allah mais ci gise bii ñu gisee nii incha allah ak remobilisation bi ak koor geeg saafonte bi dox suñu diggante seen comité bi incha allah dañ leen jox tey ji 500 000 francs ngeen ànd ak moom ñu continuer rek dem ba ci kanam li ci topp mooy wax naa ko xaaj nee naa ko seen ànd dooleel seen isaa boobu bu jeexee boo leen koy tëggaat dañoo bëgg ngeen gën koy yaatal te buñ koy yaatal nag pour ñëpp dugg incha allah boo leen ci waxtaanee ba pare na ngeen ñëw fii ñu am benn kii de renforcement de capacité bu am doole boo xam ne incha allah waaw bi yoon mu doon départ bu am doole boo xam ne rek buñ toogaatee fii 3 ans incha allah dootoo leen soxlaati mutuelle dootoo leen soxlaati banque saa boo leen soxlaa ay financement da ngeen di dem ci mbootaay gi rek ñu génn jox leen ngeen dem liggéeyi jàppale seen bopp ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di kontaan baax ci gise bi di ñaan waaw question bi dafa am solo parce que loolu dafay poser encore une fois question wu li ma commencé woon ñi nga xam ne dañoo bëgg seen dëkk ak ñi nga xam ne ak pal la ñuy ut ak pal
maire bi lañ bëgg nekk maire wala dëkk bi lañ bëgg a defar Ousmane Gueye nag yàlla dimbali na ko sa dëgg-dëgg nag moom bëgg na dëkkam bu baax te mu ngi siy góorgóorlu tamit bu baax waaw Ousmane Gueye du toog 1 mois boo xam ne du dem Dakar fëgg ñun sunu bureau yi ñun ñëpp sonal ñu pour ut lu mu fay jëlee yóbbu ko dëkkam lu mel noonu nag lañ bëgg fii Mbour nga xam ne man Cheikh Issa loo nekk sama loxo dama koy mën a jël def ko si dëkk bi waaye fu njariñu Mbour nekk si àdduna bi tamit ma mën faa dem fëgg xëcc foofu indi ko waa Mbour waaw loolu moom lañ waree moo tax Mbour li fi dugg si kilomètre moo ëpp li dugg si kilomètre Saly waaye Saly comme déjà amoon na dara lu fa nekk moo tax bu fa dara yokkuwaatee rek day fës mais Mbour nag dara daf fee nekkul woon moo tax bi fi 16 kilomètres yi duggee plus Pakassène li mu ñëw indi yëpp boo ko boolee di nga dox Mbour nag gis ay tali yaa ngi dugg nag macha allah ñu ngi siy kontaan bu baax waaye ba tey dafa des ñu ñaan yàlla fii ak ay at yu néew rek ñu mën a matal Mbour gépp ba ku fi mën a ku fi circuler nga mën a circuler si tali yu baax tali yu am éclairage am assainissement tali yoo xam ne bayal bu mu romb dinañ ko aménager def ko ay bayal yu baax yoo xam ne nit ñi dañ fa mën a toog féexlu fa Mbour gën a noyyiwaat ku ne xamoo njariñu tali si dëkk rek da ngaa laajul waa Liberté lañ dundoon weer yële passé ak bi tali bi génnee lan la ñuy dund léegi gën na féex gën nañ am cadre de vie bu baax seen terrain yi sax valeur terrain yi sax yokku na waaw donc loolu mooy njariñu tali moo tax ñun lépp luñ am lépp luñ man ñu ngi koy def pour que Mbour maanaam réseau bi gën a dense tali yi gën a dugg bu baax waaye comme ni ma koy waxee toujours tamit feebaru Mbour bi ma gën a sonal man bi nga xam ne moom mooy teree nelaw mooy nombre de jeunes yi yor seen diplôme war a liggéey te amuñu fu ñu liggéey loolu nag moom lépp luñ si man incha allah dinañ ko si def pour que xale yi ku toll si liggéey nga mën a liggéey dimbali sa bopp dimbali sa waa kër dimbali sa dëkk loolu nag ñu ngi ñaan yéen ñëpp si barke weeru koor bi ngeen ñaanal si ba yàlla defal ñu possibilité wu jeunes yëpp ñu utal leen ay liggéey ñu liggéey jëriñ seen bopp jëriñ seen askan maa ngi leen gërëm bu baax di leen sant